teew yëpp di nuyu sénégalais yi ñuy suivre jamono ji amaana sax ñi ci bëri en direct waaye di nuyu bépp sénégalais boo xam ne di nga jot ci jotaay bi moo xam léegi moo xam ci beneen jamono. dañuy watoon ndaje bi pour waxtaan ak sénégalais yi ci li nga xam ne moo jëm ci jafe-jafe yi am ci réew mi rawatina nag jàngoro ju bon ji nga xam ne lëmbe na àdduna ñu koy wax Covid-19 fan yi yëpp nag mën naa ne sax ay semaine sénégalais yu bëri jokk nañ ñu sàkku ci ñun ñu àddu jëm ci situation réew mi loolu ñaar lay firnde bu ci njëkk mooy sénégalais yi lenn ci sénégalais yi am nañu yaakaar ci ñun te ñu ngi déglu suñu kàddu loolu responsabilité bu rëy la ci ñun ñaareel bi mooy wane na ni njàqare am na mooy askan wi jaaxle na te it fu mu yaakaare woon wallu walla fu mu yaakaare woon ay tontu ci laaj yi nga xam ne moom la yor ba léegi tontu bi jibeewu foofu kon jël nañu suñu temps parce que jàpp nañ ni mbir mu sérieux du loo xam ne lay jóg rek wax ci ndax li mu dajale wala li mu mën a dajale ci gëstu ak ci ay xeetu xam-xam moo bëri ñun nag Sénégal dañoo baaxewoo léeg-léeg ñu ne Sénégal moom spécialiste ci lépp moo tax ñu jël suñu temps def ci li ñu ci war a def mooy waxtaan te ñu ci war a waxtaan ñëpp lu mat ñaari semaine ngi nii waxtaan nañu docteur spécialité yëpp nag mu ngi infectiologue mu ngi virologue wala nu mu tudd biologiste waaye yeneen xeetu parce que ñoom ñoo gën a féete bi waaye yeneen xeetu xam-xam yëpp généraliste spécialiste santé publique ñu bëri jokkoo nag ñoom ñu ne ñoom wala coobare ñoom waxtaan ci ñoom loolu nag mooy volet bi gënoon jafe ndax mooy volet médical volet bi nga xam ne technique waaye mbir mi umpalewul ne ni dafa am nit yeneen dimension ndax mbirum koom am na ci te bëri na ci mbirum société am na ci mbirum droit sax am na ci moo tax mu doon mbir moo xam ne technique am na ci naam te mooy cëslaay bi balaa nga ciy def dara da ngay déglu technique bi waaye dafa dépasser technique dafa laaj une gestion politique suñu réeree mbir gestion politique bi rek dañuy réeree mbir li ci des yépp santé publique benn dimension la ci les politiques publiques boo xam ne dañ koy dénk ay autorités publiques jiite ci président de la république ak gouvernement am rawati nag ki nga xam ne moo féete lépp lu jëm ci mbirum paj kon su ma taxawee fii di wax jàppale ni dama fee taxaw en tant que leader politique waaye dama fee taxaw pour wax ak sénégalais yi ci li nga xam ne moo naroon doon sama doxalin man bu yàlla defoon tey ma nekk président de la république te mu wute lool nag ak doxalin bi am tey waaye laata ñuy egsi ci loolu dina am ñaari pàcc walla ñett yoo xam ne faaw rek ñu leeral ko malheureusement ni ma ko bëggee woon mënul demee noonu ndax dañu am problème technique dama ne woon nañu teel a installé
télé bi defar ko ba nga xam ne yenn yi nga xam ne dafa laaj ñu projeté ko sénégalais gis ko ñu mën koo génne. Malheureusement problème technique am ba loolu mënuñu koo projeté waaye li ñuy wax fii lu bëri dañ koy def après benn tribune boo xam ne dinañ ko publier ci presse bi, publier ko ci réseaux sociaux yi ba sénégalais bu ne mën cee jot gis tam détails yi ñuy wax. bi njëkk bi ñu bëgg a leeral balaa ñuy ñëw ci li ëpp solo ci mbir mi mooy dañoo jàkkaarloog gouvernement boo xam ne li ma mën a wax ci mbir mi mooy ab échec la, mooy ab lajj la waaye dafa di lajj boo xam ne nag du lajj bu bett kenn. lajj la boo xam ne dafa mel ni dañ ko programmé woon. bi ma ñu bëgg a njëkk a leeral mooy ñoom bàkku nañ fii ne ñoom ñoo gën a baax résultat ci àdduna ci ni ñu gérer coronavirus ba sax dem nañu ba ay gouvernement américain wala xamu ban organisation internationale di leen féliciter. barki démb rek dégg naa benn journaliste waxaat ko di ko laaj benn médecin. loolu amut li am mooy septembre 2020 dafa am benn journal américain, ab journal laa wax de pour wax leen ni ñuy manipuler opinion bi ak ni ñuy wëlbatee mbir yi pour jaay seen bopp ak wax lu dul dëgg. journal boobu mi ngi tudd USA Today. journal boobu dafa bind ne Macky Sall et son gouvernement peuvent être classés parmi les deuxième ou le premier mondial, deuxième mondial et premier en Afrique sur la gestion de la Covid-19. ab journal la ko bind mënoon na doon journalu Sénégal gi mënoon na doon journalu Bénin mënoon na journalu feneen yàlla dafa def mu doon journalu américain. gisuma lu mu ëppalee journalu keneen nag ndax day gëstu rek xool bind ñu jël loolu daal di koy yëkkati yeggal ko fu mu yeggul. léegi su dee yow journal bindoon na septembre 2000 ne yaa gën a baax les résultats ñu ñëw tey juillet 2021 fu ñu natt nga nekk fa ci ndatte wala nga nekk fa ci ndaare yi li may wax dama koy firndeel ak ay statistiques yoo xam ne yu ñu liggéey la te lii moom laa bëggoon projeté ministère mënu koy weddi virgule ci li may wax fii su ko bëggee weddi it mën nañu def débat public ci li may wax nii parce que ay chiffres la yoo xam ne chiffre officiel la lu chiffre Ousmane Sonko de inventé wu ma ko chiffre officiel la yoo xam ne statistique mondiale mi ngi ci waaye statistique par pays mi ngi ci statistique par zone mi ngi ci boo jëlee zone bi ñu bokk ñun muy zone u CEDEAO ñun CEDEAO la ñu bokk CEDEAO fukki réew ak juróom la fukki réew ak juróom soo defee statistique u CEDEAO yi ma jox leen statistique yi li mu joxe ci lu gaaw a gaaw boo jëlee premier point bi ñu wax ko taux de test par rapport à la population par pays mooy soo jëlee réew mu nekk nu mu toll ñaata nit dafay dund nga natt ñaata test la ñu def pour natt jàngoro bi pour xool ku ko am ak léegi ku ko am ak ku ko ñàkk boo jëlee loolu te chiffres yi may joxe mooy chiffres yi nga xam ne mise à jour au 18 juillet 2021 la mooy ci weer wii daanaka fukki fan ak ñaar ci gannaaw soo jëlee chiffres yooyu lañ lay wax mooy Sénégal mooy 8e sur 15 8e avec un taux de test rapporté à la population de 3,54%. soo jëlee indicateur bu ñuy wax taux de cas positif par rapport au test réalisé mooy bu ñu nattee ba pare suñuy seet suñu nattee téeméeri nit ñu war a seet ñaata nit a ci am jàngoro Sénégal moo ci classé 2e c'est-à-dire ñi ëpp jàngoro bi fu mu feeñ par rapport ak taux de test bi Sénégal moo ci classé wu 2e avec un taux de 8,56%
ci jamono jooju moyenne CEDEAO mi ngi ci 6,44%. loolu muy beneen mbir soo jëlee li ñuy wax taux de cas positif par rapport à la population xam nga bële par rapport ak ñi ñu testé la mais par rapport ak population bi yëpp boo jëlee ñaata nit ñoo am jàngoro bi ci test yi di nga gis ni Sénégal mu ngi ca jël ñetteel bi gën a fort taux d'infection ak un taux de 0,30% ci moyenne boo xam ne moyenne CEDEAO bi mi ngi à 0,32%. boo jëlee li ñuy wax ba tey taux de décès par rapport au cas positif mooy boo jëlee ñi jàngoro bi jot ñëpp ñaata la ci seen bakkan jaare foofu boo ko jëlee Sénégal mu ngi classé wu 5e bokk na ci ñu ko ëpp 5e ci 15 pays 5e ci fukki réew ak juróom ak un taux de décès de 2,34%. mooy ñi jàngoro bi dal téeméer boo jël am na ci ñaar ak genn wàll su dee mën nañu wax genn wàllu nit ñoo xam ne jàngoro gi faat na leen donc ñun ñoo ci classé 5e ci jamono joo xam ne moyenne CEDEAO bi nee naa la ñun ñu ngi ci 2,34 moyenne CEDEAO bi di 1,31 boo jëlee taux de décès par rapport ak population bi mooy nombre bakkan yi rot ci Covid bi nga natt kook population générale bi ñun 16 millions lañu. Sénégal moo jël premier mooy ñoo ci ëppale ñëpp avec un taux de décès de 0,0071%, alors que moyenne CEDEAO bi mi ngi 0,0016%. boo jëlee taux de cas sous traitement par rapport au cas positif mooy ñi nga xam ne bu ñu leen nattee ba pare ba gis ni ñii dal na leen ñii nga xam ne ñu ngi leen di faj par rapport ak ñi am cas positif Sénégal it 4e la ci placé wu avec 14,52% de taux de traitement de cas sous traitement, alors que moyenne bi mi ngi à 4,51%. yeneen ak yeneen parce que damay bañ statistiques yi guddal mbir mi trop mais li ma bëggoon firndeel foofu rek mooy li ñuy wax sénégalais yi amut te lii ay chiffres la yoo xam ne man binduma ko créé ma ko dinaa leen jox sites yi ngeen ko mën a jëli jee yépp muy sites yi centraliser les données au niveau mondial ak au niveau sous-régional. loolu dafa bokk ci seen façon défini mooy fexe ba sëlëm sénégalais yi ñoo fi gën a rafet ñoo fi gën a baaxle ñoo fi gën a fekk dara amu ci. ñaareel bi ma bëgg a waxtaan nag jëme ci mooy jàngoro gi delsi na te am na doole li koy firndeel mooy ñaareel yi nga xam ne bëggoon naa ko exposé te malheureusement situation bi mayuñu ko suñuy comparer les 3 étapes mun nañ ne ñu ngi ci 3e vague nag mooy mbir mi bu demee ba commencé egg benn niveau bi ñu ne am na doole trop dañuy considérer ni benn vague bu bees ñëw na ci diggante vague yi day am ay période yoo xam ne période accalmie la man jëluma vague yi mooy période pic yi waaye dama jël ay période yoo xam ne mun nañ ko natt ak ni ñu gérer crise bi. première période bi mooy boo jëlee du 2 mars 2020 ñëpp fàttaliku nañ ni 2 mars 2020 la mbir mi déclenché wu fii Sénégal 2 mars 2020 ba 27 septembre 2020 ñu ngi def 181 000 dépistages 181 000 la ñu def état du Sénégal ñu gis 14 900 cas mu doon taux de positivité de 8%. taux de positivité de 8%. loolu jox ñu am ci 308 décès période boobu mu wax leen ni 7 mois la 7 mois yi 308 décès lañ ci am loolu day joxe taux de létalité mooy ñi nga xam ne seen bakkan faatu na ci par rapport ak ñi mbir mi daloon day joxe taux boo xam ne 2% la 2%. ñu dellu si ci deuxième période bi nga xam ne mën nañ ne door na ci 25
mi ngi doore ci 28 septembre 2020 dem ba 26 avril bii passé période boobu boo ko jëlee juróom ñetti weer la 8 mois ñu def ci 304 000 tests li muy wane mooy presque doublé nañu niveau test yi 304 000 tests yooyu joxe 25 000 cas fële dama ne woon 14 000 cas la fii ñu ngi 25 000 cas 25 000 cas yooyu day joxe moom it taux de positivité de 8%. ñu am en moyenne 31 cas graves par jour première crise bi première période bi ñu ngi amoon 30 cas graves par jour loolu joxe 796 décès mooy 796 bakkan rot na ci li ñu am ci ay statistiques yu wóor nit ñi corona bi moo leen rey parce que mbirum corona dinaa ci dellu si wax ji bëri na ci nee nañu bëri na ñoo xam ne ñu ngi ciy dee te demuñu ci hôpitaux yi mais xam nga loolu du loo mën a prouver li nga mën a prouver mooy li ñu la jox ci statistique nga xam ne ministère de la santé moo koy joxe bés bu ne la ca des njort lañ ciy mën a am parce que boo gisee yenn mandarga yi mun nga am njort buñ la nee it ñi ngi doon suul en moyenne nangami nit par jour waaye fan yi yokku na ba doublé na mun nga am njort ni ku dem corona bi la waaye amul kenn ku ko mën a wax avec exactitude parce que ku demul hôpital ñu dépisté la kenn amul sañ-sañ ne obligatoirement lii la waaye mën nañ ci am njort loolu nag 796 cas décès yooyu dafa joxe benn taux de positivité de 3%. Donc 3% la woon fële 3% la fii it nga ñëw nag période bii ñu nekk nga xam ne ñun ñu ngi ko dooree 27 avril 2021 ba bés bii ñu nekk période bii nga xam ne dafa méngoog variant delta bi ñu ne dafa xaw a aay gaaf wala dafa xaw a gën a soxor période boobu ba bi ñuy arrêté suñuy statistique ñun ñeenti fan ci gannaaw muy le 24 juillet 150 000 tests 150 000 tests la ñu defoon 150 000 tests ci ñeenti weer donc boo ko bëggoon natt ak période bu jiitu nga xam ne 8 mois la woon da ngay multiplier 150 000 par 2 da lay jox 300 000 tests bu leen fàtte ni 300 000 tests la ñu amoon ci période boobu donc ñu ngi ci même tendance bi 300 000 tests mu joxe 16 400 cas donc li ñu ci mën a gis mooy cas yi yokku na ndax fële sur 8 mois on avait 25 000 cas bii sur 4 mois on a 16 000 cas soo ko multiplié woon par 2 su dee tendance bi dafa maintenir on aurait été à 32 000 cas donc cas yi yokku na ñëpp gis nañ ko loolu joxe taux de positivité de 11%. kon taux de positivité bi yokku na c'est normal parce que cas yi yokku na fële 8% la woon fii 11%. waaye soo jëlee statistique gouvernement bi rek nombre de cas graves yi en moyenne dafa wàññeeku parce que fële 30 cas graves la ñu doon en moyenne waaye fii ba bi ñu koy arrêté ñu ngi 13 cas graves en moyenne 13. ñu am ci 164 décès dama ne lii may wax ni c'est jusqu'au 24 juillet 2021 ñu am ci 164 décès loolu day joxe taux de décès de 1%. vague yu njëkk yi on était taux de décès benn bi 3% benn bi 2%. loolu lan lay firndeel mooy am na lu ñu doon wax dafa mel ni statistique yi wane na ko mooy benn variant delta bi moo gën a soxor ci gaaw a wàlle moo gën a contagieux boobu loolu statistique yi wane na ko parce que contagion bi moo ëpp. ñaareel bi mooy dafa mel ni ci li génn ci statistique yi li mu rey moo gën a néew li amoon ci deuxième vague bi ak ci première vague bi lii ay constat la lan lañ ci mën a dégg nag lañ ci mën a dégg mooy la situation est très grave parce que benn bakkan bu rot rek c'est très grave waxuma laa nag suñu nee bés bu nekk nangami sénégalais faatu nañu te mu mën a am ay pic yoo xam ne sànq rek may ñëw laa jot statistique aujourd'hui tey jii ñu ngi à 1200 et quelques cas pour 15 décès ça veut dire que remonté na
parce que ñu ngi amoon pic bi le 18 juillet 2020 la ñu amoon pic bi avec 1722 cas mais fan yi yëpp wàccoon na ba tourner autour de 600 cas tey mu yéegaat à 1200 cas ñu wax ñu 15 décès. C'est vrai que le nombre de tests yi day varier parce que temps yëpp ay 2000 et quelques tests lañu doon def tey 4000 tests la ñu def loolu tam am na jàngat yu ñu ci war a jël waaye ak loo ci mun ci dégg rek li ma bëgg a wax Sénégalais yi mooy situation bi garaaw na buñ ko xeeb te du feebar bu ndaw ñi mu dal dëgg te ñu mucc ci am na ñoo xam ne asymptomatique lañu am na xam ne jotu leen sonal waaye ñi mu sonal dëgg koo ci waxtaanal dina la wax ni mbir mi métti na lool kon buñ ko sàggane moo tax may woo Sénégalais yi pour ñu fagaru parce que fagaru moo gën fàggandiku balaa ñuy egg ci loolu il faut ñu situer responsabilité yi parce que loolu dafa am solo bu ngeen fàttalikoo 18 mois ci gannaaw bi mbir mi takarnaasee ñu ne virus bi dugg na Sénégal ñu commencé wax ni am na ñeenti cas juróomi cas la ñu jaxase réew mi yépp ba benn Sénégalais ñemetul nooyi ne on est en guerre loolu la ñu waxoon terme yu garaaw la ñu utilisé woon on est en guerre mooy dafa am noon bu ñu song mu mel ni ku yor ay armes ay ngànnaay ay missile ak yooyu jóge bitim réew ñëw songuñu ne Sénégalais yi kenn waratul nooyi ci réew mi parce que dañu nekk en guerre moom mi jiite réew mi woote ñépp jàpp ni comme Sénégalais yi egg nañ foofu ci ni ñu gisee mbir mi ku demul uyu ji sax boo moytul ñu jàppee la noonu ba tax Sénégalais yëpp uyu ji man mii de uyu ji woon na ñu dem uyu ji ba ñu demee man bu ma fa génnee li ma wax Sénégalais yëpp laa bëgg ma fàttali leen ko parce que dañoo gaaw a fàtte lu ñu weesu rek wees nañ ko ba ñu demee wuy ji ba génn sama baat ca kaw te defe naa xawoon naa ci wéet ci ñi fa demoon neewoon naa d'accorduma ak ni ñu bëgg a gérer mbir mi d'accorduma ak ni ñu bëgg a gérer mbir mi ba ca njëkk mooy d'accorduma ak xaalis bi ñu bëgg a génne ma jàppoon ni am na lu waroon jiitu loolu ci ay càmbar ba xam lan mooy nécessité bi ak lan mooy besoin bi ma ne woon d'accorduma ci ni ñu bëgg a séddalee xaalis boobu parce que lañ ca bëggoon yóbbu ci paj mi néew na trop ci jamono joo xam ne nee nañu problème mu faju moo am ci réew mi 72 milliards la ñu prévoiroon ne day dem ci faj mi nga jël 623 milliards ne dama koy yóbbu ci plan de résilience économique crise économique bi dafa am lu ko andi la ko andi ngay njëkk a saafaraal doog a xalaat crise économique bi parce que loolu bu saafarawul crise économique du fi jógee ba faw te loo fa dugal ci xaalis day neen rek man leen woon d'accorduma dolliwaat ci ne leen réew mi dañ fee tàmm njuuj njaaj ak wuruj ak randal xaalisu réew mi waaye nag kuy randal xaalisu réew mi te xam nañ ni ñoom loolu mooy seen sport national ba ñu ne nag feebar ñëw na ay nit a ngi ciy dee nga war a seet yàlla tuuti nag kon ma ne woon gestion transparente fukki dërëm buñ ci dugal te muy fukki dërëmu Sénégalais dafa war a leer ak yeneen mooy loi yi mu bëggoon li mu bëggoon ñu jël pouvoir yépp jox ko lépp ñu jox ko te jamono dem na ba ñu gis ni li mu ci doon ut mooy lu muy préparer pour faagaagal ay adversaire ma ne woon d'accord ma ci loolu parce que yeneen réew yépp am nañu problème boobu gën ñu ko am téeméeri junni yoon réew yi mu doon rey ay milliers de personnes par jour
taxul président yi réew yooyu ne jox leen ma tous les pouvoirs. institutions yi dañoo continuer dox, assemblée di dox, sénat di dox, présidence de la République di dox, lu ñuy def dañ koy yóbbu à l'assemblée gars yi débattre ko. waaye xawoon nañ ci wét ci jamono jooju loo ci gis tey benn rapport génn na ñu ngi naan fii randal nañ fi fii surfacturé nañ fi kii séddale na ay mbokkam kii séddale na ay agent am loolu yëpp waxoon naa ko ci ñu ne woon nag guerre la ñu nekk ba war a tax ñu permettre leen ñu jël 1000 milliards du caaxaan de kon loolu histoire dox na ba wane ni li ñu leen waxoon yépp te xam ñu yaakaaroon moo tax ñu wax ko loolu am na tey fan la 1000 milliards yi dugg dinañ ci dellu si tey jii moom ñemeetul jël responsabilité am wax ak sénégalais ci mbir mi parce que sénégalais yépp xam nañ ni moom mooy responsable mbir mi réew nag bu tollee foofu mooy ki koy jiiteetu ko soo bëggoon jot nu muy def ba am 3e mandat nu muy complété ba ren di diw nu muy complété ba lii du feeñ waaye jiiteetul réew mi amatul crédibilité boobu parce que sénégalais yi déglootuñu ko bu dee bi ñuy am ay 4K nga jël ay mesures ne couvre-feu état d'urgence loi d'habilitation 1000 milliards tey ñuy am ay milliers de cas ñemewoo génn wax ak sénégalais yi lan moo xew ci diggante bi mooy crédibilité mooy gouverner doole gouverner wul tey téeméeri sénégalais boo jël juróom-ñett fukk yi wala lu ko ëpp kaddu Macky Sall déglootuñu ko te wax nañu dëgg nag li tax ñu wax dëgg mooy nee naa moom mooy responsable bi deuxième facteur de responsabilité bi am solo mooy moom mois de mai lañ ko jox bulletin ne ko attention am na variant bu ñuy wax delta bu soxor la dugg na ci réew mi mois de mai mu waroon ci jël ay jumtukaayam waroon ci jël ay matuwaayam ba xool nu ñuy gérer cas boobu ba nu ñuy xool nu ñuy gérer nu ñuy limiter loolu ba du law ci dëkk bi waaye moom moo njëkk ci mois de mai boobu à partir de 27 mai takk ay bagaasam sol ay kaaram naan day dem defi ay tournée irresponsabilité weesuwul loolu dégg naa ñi ñaan ñu ngi mettre pouvoir et opposition dos à dos parce que ñoom ñëpp a def activité ça c'est malhonnête parce que pouvoir opposition amul information yooyu voilà ñun du ñu recevoir bulletin yooyu du ñun ñooy jël les mesures parce que du ñun ñooy gouverner c'est comme ça que ça se passe réew yépp ci àdduna li am mooy bu menace bi baissé ba nekk ci suuf dañuy ubbi réew mi ubbi stade yi ubbi discothèque yi ubbi waaye bu menace ñëwaatee dañuy tëjaat te loolu état moo koy def du opposition moo koy def du sëriñ moo koy def du association moo koy def c'est malhonnête de dire qu'on renvoie tout le monde dos à dos mais comme dañoo am de soi-disant analystes yoo xam ne dans ce pays du ñu dem jamais au fond des choses la responsabilité dafa am responsabilité boo xam ne ki jiite réew ak li ñu ko jox yépp ci ay moyens responsabilité am la de prendre les décisions par rapport ak information yi muy jot la ca def ci sénégalais kenn ku nekk selon ce degré d'information mun nga jël sa responsabilité individuelle ne ah comme xam naa ci lii dinaa def lii ñaareel bi nga xam ne toujours ci irresponsabilité ñi jiite réew mi ñun ñëpp xam nañ ni mars 2020 bi ñuy signalé ni mbir mi dugg si na Sénégal ba mu jat 12 lits de réanimation moo fi newoon fukki lal ak ñaar ci lu jëm ci réanimation mooy ku am jafe-jafe ba nga war a soxla ngelaw parce que sa poumon yi mënatul jouer rôle bi pour nga noyyi normalement lal yooyu nga xam ne dafay ànd ak li ñu lay solal nga noyyi Sénégal ba mu daj pour 16 millions d'habitants fukki lal ak ñaar a fi newoon loolu musiba la musiba bu garaaw a garaaw la waaye ba léegi loolu mun nañ ko jàllale parce que mun nañ ne jamono jooju Covid bi dafa bett nit ñi waaye gannaaw nag léegi xam nañ ni feebar bi ñëw na te feebar bi du fi jóge tey lan la ñu waroon def
la ñu waroon def mooy xaalis bi ñu dajale ne moom pour yóbbu ko ci Covid la ñu waroon a orienté ci mbirum santé. Est-ce que xam ngeen ni 1000 milliards yi 112 milliards rek la ñu yóbbu ci santé presque 10%. 112 milliards 800 et quelques milliards yi des pasar nañ ko ci ay mbir yoo xam ne kenn xamul fu mu dem 112 milliards la ñu yóbbu ci santé ci jamono joo xam ne ñëpp santé la ñu soxla loolu jàpp ngeen ni lu jaadul 112 milliards ci 112 milliards yooyu tey jii nee nañu 59 ñii nee nañ 53 ñii ne 59 dégg naa sax ku ne 60 barki démb même soo jàppee ni 60 lits de réanimation la ñu am ça veut dire que 48 lits de réanimation rek la ñu jënd ci xaalis boobu alors que réew mi wala àdduna mi ngi am problème boobu loolu boo ko calculer 1 milliard 450 millions la ñu jël pour jënd ay lal alors que am nga un budget de 1000 milliards bu la Sénégalais yi boteel parce que ma wax nag ni 1000 milliards yi bu ñu foog ni nag xaalisu Macky Sall la de xaalisu Sénégalais yi la te 600 et quelques milliards yi dañ koo leb ça veut dire que ñun ñoo koy fay suñuy doom dañ ko fay suñuy sët nañ ko fay 600 et quelques milliards nga leb ko ci anam googu jëndoo ci ay lal jëndoo ci ay gants jëndoo ci ay blouse ak luy protéger personnel médical bi jëndoo ci ay outils de test de dépistage rapide nga xam ne fu ne waroon nañ fi mën a dépister. yoon la Sénégalais dem def dépistage toog 72 heures wala lu ko ëpp te amul résultat ñu bëri def nañ dépistage balaa seen résultat génn dee nañu loolu est-ce que yoon la nga jël xaalisu réew mi dem profitoo ci parce que ñoom lekk rek seen yoon newu ci la ca des ku doon sukuraat sax ñu fekk la ngay sukuraat sa xaalis nekk sa poos ñu rocc xaalis bi bàyyi la foofu nga sukuraat loolu musiba la cim réew donc loolu mooy seconde irresponsabilité bi ñetteel bi mooy ci jamono jooju moom Macky Sall parce que soo naan sa askan dama bëgg ngeen def ay sacrifice dama bëgg ngeen takk seen biir parce que mbir mi jaxasoo na yow yaa war a njëkk a joxe exemple bu baax waaye yow doo bañal sa bopp dara jamono ji situation bii nekk nga xam ne kenn noyatul moom mu jël 60 milliards dem jënd avion boo xam ne soo si voyagé tey mun nga toog 1 mois 2 mois 3 mois doo ci dugg te jamono bi mu toog yëpp yorul avion mat na 1 an et demi mu ngi doon tukki nga jël 60 milliards pour yow kese nga dem jënd avion xam nga 60 milliards ñaata lits de réanimation lañ ci mën a am 60 milliards mun nga ci am 2000 lits de réanimation 2000 lits de réanimation daanaka tey suñu amoon 500 lits de réanimation rek coow lu du demee nii parce que ku am problème bi rek mun nga am tout de suite prise en charge ku ci am cas grave rek mun nga ko am 500 lits de réanimation rek suñu ko amoon nga ne tey 59 lits de réanimation la ñu am 40 yaa ngi Dakar 19 yi ci des dañu séddale ci dëkk ci kii bi te yu ci bëri ce n'est pas opérationnel ça c'est un crime contre le peuple sénégalais li ñuy def c'est un crime non assistance à un peuple en danger exposition d'un peuple ba pare ci jamono jooju yow yaa ngi gundaandaat ak noos lii mooy jëfinu Macky Sall jamono joo xam ne ñi ngi wax feebar bi lëmbe na àdduna ngay wër di yelwaan même tubaab yi muy wër di yelwaan parce que yow da ngay yelwaan vaccin mënoo am vaccin yow da ngay yelwaan ne nañ la baal bor bi ki nga naan baal ma bor bi su la gisee ngay dem jënd avion 60 milliards dana ne kii daf may fontu kii nekkul dans le besoin te yaa ngi ko ameloon déjà xaalis fayagoo ko yaa xay ku la leb 5000 fayagu la romb la dem jënd iPhone xaw ma ñaata à 1 million di nga ne kii daf may fontu kon yow da ngay yelwaan vaccin da ngay yelwaan nañ la baal bor bi yaa ngi chaque jour ce discours mooy solidarité internationale pour le financement des économies africaines sa xam-xam mun laa may nga ut des solutions endogènes pour financer ton économie lépp da nga koy yelwaan ba pare doo bañal sa bopp dara ci dépense de procédure parce que jënd na avion cool ne gaañ wàcc pare bu ñu ne jënd na bateau de plaisance mooy gaalu noflaay du gaal gu ñuy jël di dem noppi wala déedéet waaye gaal goo xam ne su sonnee ba sonn daal dugg ci ñu dawal wër gore
mu noyyi eeru géej gi daal di dellu si ñi naan 3 milliards ñi naan 6 milliards ci jamono jooju nga jël suñu xaalisu réew jël ci ay millions wala ay milliards yëpp Sénégalais yi mel ni ay xar naan maa ngi leen di yóbbu Kaffrine maa ngi leen di yóbbu Fouta loolu mooy irresponsabilité Macky Sall li mu def c'est un crime contre le peuple sénégalais irresponsabilité incompétence ak déni la boole moo tax man dama ne wax naa ko depuis longtemps bu ñëw rek day yokk ci bi fi newoon Macky Sall n'est pas légitime à diriger ce pays parce que su doon dafa yem ci incompétent rek ñu ne garaw mënul waaye bu ci boolee nag froideur ñàkk a yëg sénégalais yi ñàkk a weg sénégalais yi boobu problème bi day gën a garaw ba tax nag lii lépp ñu wax nii da nga ciy boole yeneen ak yeneen yu wane ni Macky Sall moom mbirum Covid bi mosu koo intéressé parce que bu leen fàtte ni ci jamono bi sénégalais yi jaaxle ñu tiital leen ba kenn ñemeetul ne leen kenn amatul génn au-delà de 19 heures kenn amatul génn te takkoo masque te loolu yépp di woon mesure yoo xam ne lu ñu mën a dégg la tëj jàkka tëj église tëj ci jamono jooju moom mi ngi signé ay décret signé na fi décret honorariat joxe ay xaalis yoo xam ne ay politiciens kese ñu séddoo jamono jooju la ñu am les rapports OFNAC ak keneen yu gën a scandale ci ni ñuy randalee xaalisu réew mi jamono jooju la ñu am rapport bi nga xam ne génn na ci distribution aide alimentaire bi jamono jooju la ñu am ay complot yi préparé contre des opposants ba mu andi fi li mu fi andi ci réew mi jamono jooju la ñu am sénégalais yi jaaxle nañu tiit nañu nelawatuñu ñoom politiciens yi li leen intéressé mooy mburu ak soow c'est-à-dire même seen façon de parler mi ngi renvoyer à la jouissance noos mburu ak soow poñse ay wax yu ñàkk fayda te bañ koy def dañ ñëwoon xeex Covid moo tax tey Covid daa ngi ni takkarnaase anañu kii gisuñu ko kii ñemewul wax mburu ak soow mooy séddoo xaalisu réew mi ci jamono jooju la ñu gis mu voté fi ay loi yoo xam ne ñëpp xam nañ ci mu jëm loi ne Sénégalais yi léegi ku ne mais terroriste nga daal di modifier code électoral bi pour gën a mun a xañ ay Sénégalais seeni àq pour ñu mun a taxaw jàmmarloog moom kon responsabilité Macky Sall dafa rëy sañ naa wax sax ni il est le seul et unique responsable de ce qui se passe dans ce pays moo tax bu ko kenn ak essai absurde may wax sama grand frère sama xarit docteur Seydi su ñuy wax ni Macky moo responsable lii moo tax la gestion politique catastrophique de cette crise personnel médical bi c'est pas la gestion médicale et technique nga ce gaalaama suñu personnel médical kenn mënu leen fay liggéey bi métti na risques yi bëri na waaye accompagnement minimal bi ñu waroon am amuñu ko te ñoom ñëpp xam nañ ko ku ci wéet ak boppam wax ko koo ci wéetal mu wax la ko kon ñun nekkuñu ci politique politicienne ba tax nag lii daf ñoo àndi ci constat bi ñu wax mooy situation bi mbokki Sénégal situation bu garaaw la du situation bu tuuti état bi démissionné na état bi lajj na état bi wane na cuuneem waaye ndax dafa war a tax ñun ñëpp ñu démissionné déedéet parce que du état bi la bakkanam di rot waaye ñun ñii sénégalais suñu bakkan di rot bu kenn nga la waaye weddeeti feebar bi parce que kenn ku ne ci ñun am nga ku la jege ku mu dal kenn ku ne am nga ku mu jege ku bakkanam rot man mii de semaine passée bële rek am nañ ci ñaar ci suñu biir parti te kenn ku ne am nga ko kon buñ ko sàggane buñ ko néewal parce que feebar bu am la te day reye te anam gi muy reye moo métti ndax di ñàkk ngelaw goo noyyee sa poumon di wër ngelaw goo noyyee ngay suffoqué ba jaare noonu dem loolu dafa métti bu ñu topp irresponsabilité état bi su état bi irresponsable nous le peuple nañu responsable te responsabilité boobu
fa may jaar mooy njëlbeen bi ma njëkk a jaale famille yi nga xam ne ñàkk nañ ci ay nit ndax métti na trop massawu ñi mu dal te ñu nekk tey ci ay situation yu métti ci hôpitaux yi waaye du ma yem ci wax li nga xam ne mooy responsabilité Macky du ma yem ci wax lan mooy lajju nguur gi su dee mënuma cee boole ay proposition parce que dama leen wax ci njëlbéen ba ni li ma fas yéene waxtaan ak Sénégalais yi mooy tey man su doon maay président de la République naka laay gérer situation bi ñuy dund li yàqu na irresponsabilité bi ñu am ñoom tax na sacrifice yi Sénégalais yi defoon yépp fi mu ne nii nen na parce que dañu defoon sacrifice ñu tëj nit ñi laaj ñu suñu xaalis ak yeneen personnel médical bi lu ne mu daj ko ci ba ñu dem ba doon am ay 1 cas 0 cas yu demee noonu loolu yëpp tey nañu jàpp ni nërmelu na kon lan moo ci des li may wax ci samay proposition mooy ci li ñuy wax en amont mooy ci njëlbeen ba dama gëm ni confinement waratul am Sénégal confinement du solution bi li tax du solution bi mooy benn boroom xam-xam yépp nee nañu ci réew yu mel ni suñuy réew confinement bi mënul am résultat parce que kër yoo xam ne boo fa demee di nga fa fekk juróomi nit fukki nit ak juróom kër googu ci boppam mën na doon li ñuy wax cluster mooy moom ci boppam mën na doon foyer boo xam ne fa la feebar bi di développé ñaareel bi mooy mënatuñu génne ñoom fonds Covid 19 ba naan dañuy joxe ay kit alimentaire amatuñu ko pasar nañu xaalis bi te leb naa leb ba kenn bëggatu ko lebal dernier euro bon bi mu dem lebi dafa plafonné léegi capacité am te àdduna bi nag ne Sénégal di xam ni réew boo xool tey moo la gën a soxla boppam ndax ñoom ñëpp ñi ngi xeex ak feebar bi di génne ay milliards d'euros ou de dollars pour jënd vaccin bi di def di jàkkaarloo crise économique boole ko ay catastrophe naturelle te barki démb rek Allemagne bi glissement de terrain yi amee nee nañu il faut 5 milliards d'euros pour Allemagne reconstruire kër yi fa yàqu kon réew yooyu tey tal nañu leneen lu dul di jox ay nit xaalis ñuy jëndi avion te lii bokk na ci jàngat yi ñu ci war a am mooy lajj gi ñu lajj ci wàllu économie parce que ci wàllu économie soo mënul créer li ñuy wax économie endogène mooy fexe ba li ëpp ci li ngay soxla nga produire ko sa réew su choc exogène ñëwee mooy su problème amee ci àdduna comme yow da ngay jéggaani lépp yow yaa koy gën a yéeg ñeneen ñi tey Sénégal 80% li ñuy consommer dañ koy jéggaani 63% notre économie secteur tertiaire la secteur tertiaire du moom mooy supporter choc endogène ak exogène c'est-à-dire secteur tertiaire mooy téléphonie Sonatel Expresso et cetera wala banque yeeg assurance yi wala yu demee noonu il faut que kenn ku nekk ci ñun sénégalais yi laay waxal man waxuma ak ñoom de li may wax mooy responsabilité individuelle la kenn ku nekk ci ñun su dee duñu confiné kenn ku nekk ci ñun na jël ay matuwaayam ba li ñuy wax les mesures barrières mooy jumtuwaay yi nga mën a jël ba mbir mi du la dal nga def ko te nag mbokk yi man de su may dox ci mbedd mi maa ngi xool sénégalais yi waaye sàggane nañu masque bi torop kon mesure barrières yi dama ko ñaan sénégalais yi ngir yàlla parce que amul dara lu ko ëpp efficacité nag ñii vacciné wu soo demee Europe tey ku vacciné wu sooy génn da ngay takk masque vaccin bi terewul nit nga takk masque kon loolu mooy première mesure yi na ñëpp delluwaat ci takk masque yi góorgóorlu ci ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy distance yi ñu war a am suñu diggante nañ ci gën a góorgóorlu it ñetteel bi mooy ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moytu ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moytu
su ma nee obligatoire mooy ndaje bu dul farata nañ ko moytu. farata nag day varier selon les contextes parce que su dee diine ci boppam moo la ne dem julli ji jumaa farata la waaye bu ñu demee ba ab feebar boo xam ne mun na wàll nit ki ci jumaa bi wala ñu nekk guerre ba soo fa demee ñu rey la ñu ne la mën ngaa julli sa kër kooku farata gi teggi nañ ko. kon ñun ñoo war a jël suñu responsabilité xam ni mën nañu gañe virus bi gañe nañ ko benn yoon gañe ko ñaari yoon fa ñu jaaroon ba gañe ko benn yoon ñaari yoon suñu fa jaaraatee gañe ko. donc bu ñu ne lii daal ay wax rek la ku nekk bàyyeeku nañu respecter mesure distanciation yi nañ ko respecter. ñun de ci li ñu concerné li nga xam ne lu ma waroon def la man te Sénégal yëpp doon ko xaar muy nemmeeku tour bi ma waroon yóbbu ma wër Sénégal yëpp suspendre naa ko ba jëmmi jamono ba situation bi gën koo permettre parce que politique mooy suñu option waaye dafa am jamono joo ko mën a def ak jamono joo ko mënut a def wala jamono joo ko mën a defee noonu ak jamono yoo xam neneen nga koy defee. kon loolu benn la. ñaareel bi mooy ci hôpitaux yi comme amaguñu jumtukaay yi ñu war a am yépp il faut que ñu réorganiser. proposition bi may def foofu mooy lépp li nga xam ne du lu jàmp ci wàllu chirurgie mooy opération yi ak yi nga xam ne ay hospitalisation programmée la te jàmpul yooyu yëpp nañ ko suspendre. lal yooyu nga xam ne moom la ñu waroon occuper ñu transformer ko def ko ay lal yoo xam ne day mun a dalal ay nit yoo xam ne dañoo am jàngoro ji. ñetteel bi mooy médecins yi ñoom docteur Cissé mii ma koy gërëm ndax dañ cee liggéey lu bëree bëri mooy yor suñu commission santé mu liggéey ci ak médecins yu bëree bëri ak ñeneen ñi ma liggéeyal ba ñu ne bitim réew ma leen di gërëm fi ci collaboration bi. waaye médecins yi ak personnel de santé bi ñu former leen ci ni ñuy gérer ni ñuy toppatooy les cas simples parce que souvent dañuy concentré wu trop ci cas grave yi. cas simple yi ñu xaw leen a sàggane ñi nekk ci kër yi ñii di tëdd ci couloir yi cas simple yu bëri mooy mujj nag ci sàggane bi ñu ko sàggane mooy mujj nekk cas grave. ñetteel bi mooy saalu réveil yi nga xam ne ci bloc opératoire yi ak centre de réanimation yi ñu mettre ko à la disposition gestion Covid bi ñi nga xam ne ñooy médecins anesthésistes ak réanimateurs yi mun na nekk foofu toppatoo les cas graves. ñeenteel bi mooy ñu approvisionner réew mi en oxygène. mbokk yi gàcce la ñu ne 21e siècle Sénégal dafa am problème oxygène ñuy génn di weddi waaye lu am la Sénégal dafa am problème oxygène. kon nañu approvisionner réew mi oxygène bu doy te ñu fexe ba oxygène bi bu mu manqueeti. juróomeel bi mooy ñu yokk lits de réanimation yi nañ ko yokkaat bu baax a baax a baax moo xam fu muy jëli jee xaalis bi nag. loolu day suñu juróom-benneelu proposition mooy comme dañoo soxla xaalis yàq nañoo yàq ba tey fu ñu jëlee xaalis dina leen të mooy lii nga xam ne institution yu amul benn njëriñ la ci réew mi benn njëriñ conseil économique social HCCT ak xawma yan nañ leen supprimer jël xaalis boobu jëndee ko ay lits de réanimation parce que amu fi njëriñ. kan fii ci salle bi moom mun a wax ban njëriñ la institution yooyu am kan moo mës a lire seen benn rapport kan amu fi njëriñ. juróom-benneel bi mooy ñu gën a développer test rapide yi fexe ba mu accessible parce que du yoon ab sénégalais yéeg dara ci yaramam njort ni lii la nga dem def test te xam nañ ni variant bi dafay développer rapidement ci dernier jour yi. ñu naan la xaaral ñetti fan ñeenti fan juróomi fan pour nga jot résultat test bi loolu du yoon. ñaareel bi mooy masque yi ñuy takk foo romb ci mbedd mi gis ay masque ma ci interpeller nguur gi
il faut ñu teg benn système de collecte et de recyclage de ces masques parce que masques yi li gars yi xamul mooy c'est pas biodégradable mooy du gaaw a yàqu ci suuf si masque boo ci gis il faut 400 ans pour mu dégrader wu moom ak mbuus yam parce que matière bi ci nekk la comme am na tey ay société ay entreprises yoo xam ne loolu la ñuy liggéey il faut que ñu def benn système bu ñuy collecter masques yooyu pour gérer notre environnement parce que dafa am solo loolu yëpp tam ñu boole ci su dee njort nañu ni bëri na am ñoo xam ne ñi ngi ñàkk seen bakkan ci biir kër yi te demuñu hôpital ñuy laam-laamee na moom la wala du moom parce que ki nga xam ne dafa dem def test ñu ne ko corona la mu dem hôpital ñu faj ko sottiwul mu jaar fa faatu kooku dafa am benn protocole sanitaire bu ñuy def service d'hygiène ñu désinfecté corps bi et cetera doo ko dem yéet ay mbokkam waaye ki dee ci kër ga te xamuñu ndax moom la wala déet te nee nañu virus bi ki nga xam ne ñàkk na bakkanam ba pare ci yaramam la gën a am doole que ki nga xam ne mu ngi dund kon su dee loolu am na bu dee am na ñoo xam ne mbir maa ngi leen di rey seen kër te ñu nekk en contact ak seen waa kër nekk en contact ak ñi leen di suuli ñi leen di sang kon ñaata nit la virus bi mun a contacter kon tous les cas suspects dañu war a def prélèvement ak analyse balaa ñu koy yóbbu naan dañuy suuli la jëm ci ñàkku bi muy vaccin bi faaw ñu wax ci ndax it ñu bëri woon nañ ma ne mu waaw bul wax ci vaccin bi c'est sensible homme politique lu xew ci réew mi te war a concerner waa réew mi yépp da nga cee war a gëstu càmbar ko waxtaan teg ñi ngi ci war a waxtaanal boole kook leneen ak leneen li nga yor boo dajalee loolu yépp da nga war a am position wax ak nit ñi parce que ay nit a ngay déglu te nit dina la déglu fu mu dégluwul keneen koo xam ne peut-être loolu moo la ci ëpp xam-xam li ma ciy njëkk a wax ci vaccin bi mooy jàngat gi ñu war a njëkk am ñun africain ci lii mooy tappale yorul am réew seetlu leen ni àdduna bi yépp continent yépp produit nañ vaccin ba mu des Afrique Asie produire na vaccin ndax Chine am na vaccin Inde am na vaccin Europe produire na ay vaccin Amérique produire na ay vaccin Afrique mënul produire benn vaccin li ko waral mooy fi ñu waroon investir sur le capital humain ñi ngi jël xaalis di ko pasare ci politique ci jënd ay nit pour ñu boteel la ci dugal ay nit ci ay cas di leen yóbbu mel ni ku yor sa jur xaalis bi ñu waroon dugal ci njàng mi pour am ay scientifique yu taxaw gannaaw bu ñu ko amee ñu créer ay cadre pour ñu mën a def recherche fondamentale recherche développement xaalis boobu la ñuy pasare moo tax sénégalais il faut ñu yeewu ñu doon dugg ci kaar yi ñu leen di yóbbu Fuuta ak di leen yóbbu Kaffrine nañu xam ni xaalis bi leen waroon faj xaalis bi leen waroon a jox liggéey seen doom xaalis bi leen waroon tabaxal ay tali xaalis boobu rek la ñuy jël di leen dugal di leen yóbbu perte buy am yéen rek a ci perte ñoom perte ñu ci dara ndax jógewul seen poche ngir yàlla na sénégalais yeewu benn yoon réew caaxaan du ko defar waaye caaxaan gi du rek caaxaanu homme politique yi dafa am lenn ci askan bi yu leen topp ci loolu mooy premier jàngat bi ñaareel bi mooy il faut ñu accepter débat di am parce que réew mi dafa am lu fi am loo xam ne man kenn duma ko mën a opposer mooy su dara amee rek ñu ne ñoom ñii lañu bëgg ñëpp xalaatee foo jaar ñu ne la ñu joxañ la ne la ni nga war a xalaatee ba pare nag def benn propagande médiatique boo xam ne nit ñi sax dañuy ragal wax ndax ku wax ñu ne waaw moom de dafa contre lii wala moom de dafa lii mais demal France demal Angleterre demal États-Unis demal man chaque jour damay toog taal chaîne yi di seetaan suba ba ngoon jot ay débat la médecins yi toog débat homme politique yi toog débat ñii ne d'accord na ñii ne d'accorduma c'est ça noonu la société di doxee te ñu war a nangu it ñi war a nangu it nii Sénégalais yi dañu am ay questions ñoom ñoo war a génn tontu question yooyu Sénégalais am nañ sañ-sañ am question ne ah man de ñàkk bi bëgg naa ci xam lii balaa ma ciy dugg bëgg naa ci xam lii ñun duñu ay bàyyi ma yoo xam dañ lay takk rek yóbbu la ne la ay wax
li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw moo it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa ak lu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar ci 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt waaye bu ñu ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj yi nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais yi ci laaj yooyu dalal xelu sénégalais yi waaye kenn amul sañ-sañu laaj ñëpp nañu dem rek vacciné wu man nag bi ma ci tollee dama laaj samay laaj liggéey ak docteurs yi infectiologue yi keneen ak keneen bokk na ci laaj yi ma laaj mooy est-ce que mën nañ ma wax ñàq bi ku ko ñàkku ñaata weer la lay couvrir parce que su dee décideur politique nga boo waree engager sa peuple ci dara war nga xam ni lii à court moyen et long terme lan la ba léegi aw ma tontu ci laaj boobu laaj naa docteur yu bëri ñi ci gën a kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais du catégorie mooy mën na nekk entre 3 mois et 6 mois ñetti weer ak juróom-benni weer soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom-benni weer wala lu ci tegu tuuti war ngaa dem ñaquwaat kon nañu xam ni cycle bu ubbeeku la peut-être loolu tax Pfizer dugal autorisation pour 3e dose te démb ci guddi lay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe 3e dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàkku ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laame est-ce que su ko duggee mbir de vaccin bi da koy néewal doole ba du ko yóbbu fenn fi am déet loolu nag ay études cliniques dinañ ko prouver am déet mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàkku jëlaat vaccin bi ba taux de couverture bi nga xam ne dañ naan ñii naan 60% ñii naan 70% ñii naan 95% mooy vaccin bi boo ko ñàkkoo ba noppi téeméer yu ñu ci ñàkk selon taux de couverture bi am na ci 80% yoo xam ne dañuy réagir ak 20% yoo xam ne duñu réagir waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko tekkiwul dama contre vaccin loolu sénégalais yi moom la ñuy laaj bi may jaanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variants yu bees yi parce que gis nañ ni affaire bi dafa mel ni moom fi mu ne nii ñu ngi ci 5 variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lambda bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax d'ici quelque temps duñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner 80% de leur population lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravage parce que étude bi wane na ni variant bi ñu am ñoom vaccin bi ñu vacciné wu variant Chine mënul téye variant indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñoom dañoo mujj annuler AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud kon yooyu ay question légitime la yoo xam ne Sénégal dañ ko war a laaj te
te ñag bëgg naa ñoom ñu jàkkaarloog sénégalais yi tontu wax sénégalais yi lu leer ci question yi parce que ab peuple boo ko bëggee def loo dara da ngay dalal xelam. ba tax ñun li ñu jàpp mooy loolu yëpp boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté recherche yi semaine passée nee nañu 865 000 vaccins nit la ñu vacciné 865 000 doses waaye 865 000 doses yooyu 256 000 rek ñoo ci jëloon ñaari doses yi ñeneen ñëpp a ngi wër di ut deuxième dose bi mënuñu ko am foo dem ñu ne la jeex na loolu nag li mu moo dem mooy une mauvaise politique de vaccination parce que boo amee 800 000 doses da ngay vacciner 400 000 yi téye 400 000 yi pour deuxième dose doo ko dem uti leneen parce que ça ne sert à rien nga jox nit ñi première dose seen période jeex mënoo leen jox deuxième dose je préfère vacciner complètement 1% de ma population plutôt que de vacciner partiellement 2% de la population mais loolu c'est élémentaire ñun est-ce que am nañu politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas il y a que 250 000 jot seen deuxième dose et comme la politique est désordonnée tantôt Sinovac bi la tantôt AstraZeneca yooyu amatul ci réew mi après ñu andi la Johnson et Johnson suba ñu andi la Pfizer donc ñi jëloon AstraZeneca mënuñu jël deuxième rappel Pfizer wala docteur donc comme yooyu yëpp am na fi ñun li ñu jàpp mooy ñun waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu présenté wu fii bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaar yi dinaa ko wax parce que waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi ni ñuy forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax passe sanitaire mooy dañ naan ku mu neex nga vacciné wu ku mu neex du vacciné wu waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci car ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé di nga vacciné wu ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amende loolu warul am Sénégal waruñu koo nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin mënoo ko def kenn ñaareel bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko jagleel dans un premier temps li ñuy wax les personnes vulnérables mooy mag ñi am 65 ans jëm kaw ñooñu nañ leen jagleel vaccin bi en priorité ñooñu pareeguloo leen vacciner nga ne léegi 18 ans yi ngay ciblé lan mooy c'est quoi le projet finalement ndax dégg ngeen ministre de la santé keroog bu mu demee di jëli vaccin Johnson and Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi aux 18 ans yow mag ñi vacciné gu leen te ñoom ñëpp wane nañ ni 99% taux de mortalité bi ci mag ñi la ñi mu mën a rey ci ndaw ñi li ci ëpp 99% yi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni diabète yooyu ñuy pikiiru wala obésité yu ëpp yi wala donc balaa ngay xool ndaw ñi na nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi ils sont immunisés à 99% wala plus loolu xel war na ko mën a nangu lii mooy yi nga xam ne lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insister waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk max yi nañu jël les mesures barrières parce que même suñu vacciner mag ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo am facteur de comorbidité mooy dañu am yeneen jàngoro suñu leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi nekk jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci kër yi même avec le vaccin mag ñi mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën a góorgóorlu ci yooyu lii mooy li ñu bëggoon waxtaan ak yéen mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen wax ni waxtaan bi ci olof rek laa ko fas yéene woon def ndax léeg-léeg boo bëggee def ci wolof def ci français dina gudd te jàpp nañ ni suñu waxee ci wolof ñi ci war a jot ñëpp nañ ci jot ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum